leen di nuyu di leen dalal jàmm ci plateau mi-journée bi tey nag ñi ngi am mbégte di dalal sunu mag ci liggéeyu journalisme di un journaliste de formation nekk professionnel aussi di Abdoulaye Fofana Seck bind benn livre bu am solo ci histoire bu Sénégal ak lépp lu ci aaju tuddee ko Je et les autres regards sur le Sénégal Abdoulaye Fofana Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pierre-Edouard. di la remercier bu baax. ci li nga wuy ci suñu invitation. man nag kontaan wax dëgg yàlla bokk ak yow plateau bi. seq ak yow waxtaan ndax waxtu wu nekk wóor na sama waa kër damay toog di la seetaan ndax li tax ma koy def cofeel goo xam ne bu la jéggee sama xel dafa am ci ku muy dem te kooku xam nga ko man xam naa ko. mu nekk suñu mag bu ñuy tiitaroo te it ci biir métier bi wax dëgg yàlla kàngam la ci ndax xam nga sànq wax naa la ko rek ne la koo gis mu nekk journaliste ñi ci ëpp am na ci koo xam ne dafa nekkoon royukaayam ba mu dem mu tax jaral ko mu nekk journaliste ndax xam nga rajo bi benn rajo rek moo fi nekkoon muy rajo Sénégal ay kàngam génération bi ko tijji ba ci ñi ci mujj am na ci ay kàngam ñoo xam ne ñu ci biir réew mi ba tey seen jëf ci biir réew mi dara dootu ko jëndi te dama la koy ñaan avant may dugg ci livre bi yow sa professionnalisme ñëpp nangul nañ la ko dal gi yar bi teggin gi désintéressement bi réew mi am na fi ay journalistes yoo xam ne du ju sax ñu mag ña comme tey ay ñoom Pathé Dieye Fall ak ñooñu nga xam ne moo Bachir ay morom lañu mais boo xoolee rek ay ñoom Mame Less Camara ay Mamadou Oumar Ndiaye ay Laye Bamba Diallo ay Abdoulaye Ndiaye ay ñoom Sada Kane am na fii tey ay journalistes yoo xam ne ñu ngi fi war nañ leen di mindi ci plateau yi ñu wax seen jaar-jaar ba pare wax loo xam ne xewoon na ci réew mi ñu xam ne dañ ko vivre. loolu est-ce que nekkuñu sax lu ñu tuddee espèce en voie de disparition ndaxte souvent nga dégg ci nit ñi ñaan la journalistes yu njëkk ya dootul amati ñu mel ni ñoom. waaw parce que métier bi xam nga boo ko bëggee def sànq wax naa ko ma ne la man Pierre damay faral di ne wax ni. ci conférence yi nga xam ne dinaa ko def ci yenn institut yooyu wala yenn université yi may woo pour ma waxtaan ci affaire presse wala ma waxtaan ci affaire politique suñ ma waxee écoute doo ñëw jàngale man leen non man du ma mës a jàngale man moom ndongo rek laay mës a nekk éternel apprenant parce que xam nga lu tax nous sommes tous des ignorants heureusement que nous n'ignorons pas les mêmes choses maanaam su ma koy wax ci wolof da ngay xam li sa morom xam le mais gis nga métier bu mel ne journaliste boo koy def ak boo génn ci lii rek jàng lool war nga dem jànge laneen ndax ñu ngi koy séqal ay kàngam lañ yoo xam ne jàng nañ droit nekk ci professeur agrégé jàng nañ économie nekk ci kàngam jàng nañ médecine jàng nañ sociologie jàng nañ philosophie jàng nañ ba nekk ay kàngam ñooñu boo bëggee waxtaan ak ñoom te li ñuy wax xamoo li ñuy wax gën la ko xam day gën a doy waar kon laaj na toujours waxtu woo génne ci lii rek ku tijji sa xel ak sa xalaat nekk un intellectuel toujours da ngay remettre en cause ba pare mu ànd ak humilité ak modestie xam nga ñaari qualité yooyu dafa yomb ci wax ñuy gis ku koy jëfee. dafa jafe lool sax si suñu profession bi. ndax boo defee ñaari at ñetti at génn télévision génn lu wuutoon nga fi nangam kët yi man xam naa li may wax parce que ci njëlbeen nga dans les années 90 da ngay def benn émission wala nga def benn reportage wala def loolu riir mi bari boobu portable amul fixe si woote Elisabeth Ndiaye dafa ma daan araftu sama jigéen la sama mag la sama xarit la Fofana Seck ma ne ko mu ne nangam mais encadrement boobu ñu amoon. ak ñooñu nga xam ne doon nañu jàppale bi ñu ñëwee ci biir métier bi ñooñu tey ñi fi des war nañ leen mën a dem seeti ndax génération bi muy ci wàllu ñi yëngu ci tas xibaar ak ñi def politique il faut que ñoom ay repères il faut woyof nekk ci ñoom gu toll ni ñi nga xam ne tey xool nañ leen ci wàllu politique ñu doon ay royukaay ñu dem
di jéem a xam ñoom lan mooy seen jaar-jaar te loolu dafa commencé tumuranke ci réew mi jeune génération bi warul pressé wu rek pour déposer mag ñi parce que xale dina taxaw du gis loo xam ne mag fa mu toog mu koy gis mag moom du yàlla waaye yàgg na ak yàlla kon dañ leen war a wormaal ba tax na li may duggee ci livre bi rek xam naa ne loolu ñor la. waaw avant ce livre bi Sénégal yi ba dañ la namm ci petit écran bi ko wax mu ne Ablaye Fofana Seck kenn gisatu ko lan la. waaw mais xam nga loolu. mooy li ma waxoon sànq ci nasaraan rek laay waxaat. xam nga bi ma defee télévision maanaam mu toll ci 2 décennies après dama toog xalaat ma ne soo nekkee ak sa ay rak ñooy nekk say jarbaat ñooy sax xëy na fekkee nga seen ngénte du ma tudd tur kon baax na bu ñu demee ba ñëw fekk si la ci li ngay def. nga jël tuuti dalum xel ak teeyu bakkan dellu ginnaaw tuuti daal ne ñi kat seen jamono yegsi na war naa leen mën a taxaw war naa leen mën a jàppale comme ni ñu ma doon encadré démb mais nekk ak ñoom di xëccoog ñoom yenn mbir yi di defandoog ñoom yenn mbir yi bu yàggee wax dëgg yàlla xam nga course bu nekk boo ñëwee rek nga bokk ci bàgg nga nekk mool te course bi am na ay naaru góor am na ay fotanke moo tax boobu moment bi ma ne man bàyyi naa def télévision boobu Babacar Diagne mooy directeur général RTS ma ne comme man conseiller chargé de mission la maa ngi nekk ci loolu wuti lu yokk kër gi ndax gars yi dañu ma daan gis nii ci plateau yi rek ak télévision bi may wax nii journal émission nangam mais rôle bi nga xam ne moom laa doon gën a jouer RTS te gënoon bëgg rôle boobu mooy làqu di indi lu jëriñ kër gi loolu nag nga bëgg ma nga bañ ma yàlla def na ko kenn mënatu koo dindi kër ga moom daal nga xam ne man lépp agent RTS nga ba léegi. waaw lépp nag wax dëgg yàlla suñ may tudd wala suñ ma xamee RTS moo tax sama yéene si RTS foo ko natt weesu na ko waxtu ma xëyee wax guddi gu nekk lépp loo xam ne war naa mën a jëmale kanam kër ga ci lay xalaat ci lay jëf ci lay nekk parce que loolu mooy njukkal li ma ameel kër gi au delà nag de la RTS tey nga xam ne ñun biñ koy démarrer suñu carrière moom rek moo fi nekkoon kër yëpp yéene boobu rek la am ci ñoom ndax mbir yi dafay gën a yomb gën a rafet gën a taaru ndax xam nga kenn mootul imposer kenn dara boo toogee tey di seetaan sa télévision bu la RTS neexul nga dem wal bu la fa neexul nga dem TFM bu la neexul seen TV 2S donc mbir yi noonu la gis nga garab ci kaw lay fekkante kon affaire bi na gën a yaatu RTS yàlla gën ko naatal muy kër bu fi nekk rek muy kër goo xam ne day yëngu ci taataan xibaar ak di ko joxe barke bu wàcc bu toll noonu parce que ñun ñëpp nag ay doomu réew mi te ñoo bokk réew mi. voilà Abdoulaye Fofana Seck nag ñu waxtaan maintenant si livre bi nga xam ni moom nga bind tuddee ko Jeux et les autres regards sur le Sénégal édition Harmattan Sénégal alors préface bi professeur Alioune Badara Diané la postface bi docteur Abdourahmane Kane lan moo waral nga am xalaat bind livre bu mel nii ci Sénégal. waaw xam nga li tax ma xalaat ko wax dëgg yàlla lu ma itteel la lu ma ñor la man depuis ma nekk lycée Malick Sy ca Thiès ña ma fa nekkal looloon ñu jamono teg man maa ngi tudd si livre bi ñenn ñi sax fekke cérémonie dañu ma mais saa waay livre bi yeex naa génn de parce que ñun yaakaaroon nañ ni livre bi dina gën a sax teel a génn man leen lu jot yomb parce que liggéey boo ko def aussi da ngay def liggéey bu rafet parce que tey livre bi ku bëgg a xam histoire politique Sénégal la ca xewoon ca jamono yi Blaise Lamine Ngalandou Senghor Dia Cheikh Anta ba ci génération bi waroon Abdou Diouf muy Habib Thiam muy Djibo Leyti Ka muy Jean Collin ba ci actuelle génération bi nga xam ne ay ñoom Ousmane Sonko ak ñoom Khalifa Babacar Sall boo ci demee di nga revisiter histoire politique bu Sénégal. absolument te yem rek ci politique ndax dafa am séquence boo xam ne politique la am séquence boo xam ne sport la gis nga ni ko gisee. muy Kéba Mbaye muy Lamine Diack muy Alassane Ndiaye Alou muy Abdoulaye Diaw muy Fatma Samoura muy El Hadj Diouf Bokandé monde de la culture monde des affaires ndax ñun suñu wàll bopp li doon identité wu Sénégal mooy waxante lu baax defante lu baax ci kaw dëgg nag ndax man képp ku ma xam ne fu ma dëgg fekk fa la may bàyyi xëy na sax loolu tardel na carrière parce que man je peux être un homme de compromis mais dama nekk homme de compromission lépp loo xam ne dëgguwul ak ni ñu ma yare ak suñu borom ni ma mooñaale kenn mënu ma koo defloo ba tax na wax dëgg yàlla waxtu may tëdd rek
ñaan naa yàlla bañ am cas de conscience xam nga le soir nga tëdd ci sa lal xalaat gendarme bi nekk sa conscience mais di la travailler nga xam ne acte boo xam ne def nga ko te waroo koon def loolu falaa ko leer àddina jaru ko parce que àddina du kër dañ fiy jaar rek jàll ñi ñuy waxataanee tey ay Blaise ay Lamine ay Mamadou Dia ñooñu tey làqu nañu ba ci xoolal démb ak bërki démb la xew sama mag ju baax ja Doudou Diène dëddu na général ña démb Idrissa Diallo noonu fii ñu jógee fa ñu jëm yàlla nañu xippee firdawsi yàlla leen gënal donc da ngay xam ne àdduna jaar-jaar bu gàtt la li nga fi def ne diir bi nga ne xamee ne nekk na ci kaw suuf war ngaa jàpp ne foo wéeru ak koo ragal ak koo yaakaar ku dul suñu borom rek ndax nga sa bopp parce que ñun ñëpp ay croyants lañ donc ci kaw waxante lu baax fàttali lu baax li xam ne awoon na ci réew mi mais loolu war nañ koo mun a def ci kaw nag dëgg parce que suñu borom dëgg la bëgg. alors bu amee critique bu ñu mën a def sa livre bi nag mooy bu ñu liiree portrait yi nga doon dressé ci Jamra dare ko Lamine Gueye ba ci Senghor ñëw si ba ci Macky Sall ak Ousmane Sonko on a l'impression que yow da nga bëgg satisfaire ñëpp bëgguloo kenn mer amul benn critique booy def parce que nit aussi dafay am défaut am aussi qualité mais défaut yi moom su lu ñëwoo ko benn yoon si sa livre yi. waaw xam nga tey booy fàttali li xewoon démb ñooñu tey. am nañ ay qualité am nañ ay défaut mais kenn ku ci nekk rek bëgg-bëgg bi nga am ci réew mi ak yéene bi nga am ci réew mi ak Pastef gi nga am ci réew mi képp koo xam ne nekk na ci réew mi te parparloo war na la ko nangul xam nga booy xool conflit ci wàllu politique maanaam différent maanaam ñagas-ñagas boo xam ne am na ci ñaari nit muy Senghor ak Mamadou Dia conflit bu toll noonu dootul gaaw amaat Sénégal ñaan na yàlla mu bañ a amaat mais ñooñu ñi ko séq ñëpp man mi gëstu wax ak ñële wax ak ñii yàgg ci gëstu parce que kii ñu ma tuddee ak ki ma jur ay acteur lañu woon ay góor rek lañu woon parce que Mamadou Dia Ibrahima Sarr Valdiodio Ndiaye Joseph Mbaye Alioune Tall ñooñu nga xam ne ànd nañ ak Mamadou Dia ci bi tolof-tolof bi ñëwee mu del seen kaw mais ak ñi nga xam ne tey nekkoon nañ ci camp wu Senghor ndax wax naa ne bi ñuy wootee li nga xam ne tey mooy motion de censure mais ñi njëkk a jàpp ñan la Abdoulaye Fofana man bi ñu ma tuddee Ousmane Ngom député maire u Thiès mais Moustapha Cissé bu Louga ak Maguette Lo xam nga Maguette Lo joué na rôle bu historique ci biir conflit bi ndax xam nga rajo Sénégal bu fi njëkkee jàllale discours Senghor dañ ko bloqué après même discours Mamadou Dia ñu bloqué ko rajo bi nekk xëccoo ci ñaari cas yoo xam ne importance su rajo. oui dans déggoo mais Maguette Lo ci xelam moo ne mais message yu Senghor bii ngeen di xëccoo rajo bi mais bàyyi leen ma dem centre émetteur ba nekk ci Rufisque mais ma jàllale ko fa la ko jàllale kon nga xam ne xel am na loo xam daf koy nangu ci biir conflit boobu nee naa ñaari fan Doudou Thiam nekk na ko commissaire à l'intérieur bi nga xamee ne dogal bi wàcc na ñu arrêté Mamadou Dia mais ñaari fan yooyu bu mu weesoo bi muy dem foofu nekk commissaire à l'intérieur Habib Thiam mu ngi ko directeur de cabinet Abdoulaye Fofana moo ko wutu donc ñooñu nga xam ne tey différent amoon na seen diggante wax dëgg yàlla ay góor lañ ñu nga xam ne falakuli alin kenn du ne bugguñu réew mi cat yegg si na qui a eu tort qui a raison l'histoire le jugera. waaw jot nañu rétablir la vérité. oui est-ce que Dia Daro dafa def coup d'état wala deful coup d'état. xam nga coup d'état Senghor moom tranché na débat bi nee na entre un coup d'état un coup de force où se situe la différence Dia moo yoon pouvoir yëpp bëgg réew mi nag donc li xew bi nga xamee ne xew na force de défense et de sécurité yi nga xam ne yóbbu nañ assemblée nationale pour une motion de censure dañ ko fi voté bi ñu defee allégeance à Senghor après ñu arrêté ko dama jàpp ne avec le recul parce que dans le camp de Mamadou Dia am na ci ko xam ne particulièrement dafa nekkoon un membre de ma famille muy Ibrahima Sarr nekkoon cheminot parce que moo déclenché woon grève cheminot yi en 1947 ànd ak góor ñoo xam ne comme ay ñoom Aynina Fall ay ñoom Ousmane Ngom
à l'époque mon père waajur bi ma jur ñu ngi woon chemin de fer ak ñoom góor ñooñu Senghor bi mu bëggee am doole dëgg wax dëgg yàlla ci ñooñu la appuyé wu ndax nee naa la boo gisee ci politique ñaar ànd ba ci ak ñu tàqali ko ca jamonoy François Carpot nga xam ne doomu Ndar la ba ci Ngalandu ba ci Blaise Diagne Galaay Mbay Diagne la tudd nasaraan yi ñoo ko tuddee Blaise mu am ñaanu sëriñ bu mag bi Sëriñ Touba ndeyam am ñaanu sëriñ bu mag bi ba ci Lamine ba ci Senghor recomposition décomposition booy xool rek benn séquence portrait Djibo Ka mi ngi ci biir xam nga booy xool Djibo Ka li mu def en 2000 xam nga yéen analyse politique religieux de yooyu parce que benn moment nee na Abdoulaye Wade ba càgg mu ne Abdou Diouf ci portrait bi ma def séquence boobu indiwu ma ko parce que séquence boobu ñëpp xam nañ ko mais ku xam histoire dëgg xam ne Djibo Ka li mu def bu dul sax calcul politique wala lu muy dàq ci lu mu am ci loolu ndax boobu bi mu gisanteeg Abdou Diouf am na proposition Abdou Diouf defaloon na ko mais sentimentalement boo xamee li ko léegi Abdou Diouf Djibo Ka bu defee loolu rek xel daf koy nangu. cabinet fonds politique yi tas réew mi ñu di ko xëccoo mosu ko intéressé yaru Senghor la xaalis itteelu ko Diouf nga bëgg ko bañ ko dañ koy seedeel loolu mais Senghor distance bi mu amoon nii ci xaalis Diouf am ko mais Diouf bi mu nekkee en 2000 difficulté taxaw Djibo dem fekke ko ñi ko gaañ ñi bu ñu xamoon histoire dëgg-dëgg du leen war a jaaxal ndax Abdou Diouf Djibi Diouf magam la Ndiaye Diouf a ko jur Maodo Badara Magat ñoom la bokkal ndey ak baay Kumba de moo leen jur ak Ndiaye Diouf mais Abdou Diouf am na ay doomu baay Yacine Tutaan ak Souleymane xam nga kan ma leen jur Bojal Ka ca Jolof tante Djibo lay tikka la donc Djibo Ka ak Abdou Diouf benn famille bi la boo xamee histoire kon bu ne këtt ne joon na rek loo dàqee kéwél mu jëm àll da nga koy dàq mu jëm kër mënu woon ñàkk bañ a def loolu. politique mën na leen jaxase mais. bu jotee non dama lay expliquer rek voilà genre instinct grégaire lañ. mais dama lay wax boo demee tey supposons dëkk bu mel ne Thiès ga ma dëkk gis nga ni ñu bootee rogganti ki nga xam ne moo di Senghor premier président de la République Thiès dañ ko dooleel député maire bi ko wuutu muy Ousmane Ngom dooleel Jean Collin nga xam ne fils adoptif de Thiès la. dooleel Boubacar Sall ba ci Idrissa Seck bii nga xam ne su Wade pexe mu ne def nañ ko pour mu perte Thiès sottiwul ba tey bi muy dem fekki Macky Sall. kon Thiès dafa yàgg nekk xolu politique bu Sénégal. mais absolument parce que nag Senghor fa la defee lépp te magam Adrien Senghor moo fa nekkoon un riche commerçant mu ñëw di ko seet si dafa ñëw vacances groupe de Thiès taxaw Mody Tall Ousmane Ngom Abdou Karim Sa Meïssa Seck jóge fa noyau chemin de fer. ay ñoom ay nafal gor ñooñu ñoo dooleel Senghor joué rôle bi nga xam ne joué na ko mais Thiès boo demee ba léegi parce que ci biir livre bi man wax naa ne doomu Thiès fa laa dëkk Thiès am na ay doom dinaa ci tudd kenn koo xam ne na ma sax baal parce que buggul sax nit di tudd turam ndax moom dafay làqu sëriñ la dara itteelu ko lu dul toog rek ci ruqam di def li nga xam ne war na ko def muy Abdoulaye Diop rek moo nekk ministre bu nga xam ne ci Abdoulaye Wade ba mu ko sosee en 2000 ba 2012 bi muy jeex moom rek moo ci nekk ci nguur Abdoulaye benn ministre la ci du ci ñaar avant ça inspecteur du trésor service sous Senghor plafonné sous Diouf nekk ak Abdoulaye Wade tey mu nekk vice gouverneur de la banque centrale président Macky Sall bi ko fa yóbbu xam compétence am ak loyauté am ak ni mu noppee ak diina ji nekk ci moom moo tax mu yóbbu ko fa ci li ma jàpp ci sama gis mais boo demee tey Thiès ga ñu bokk ñun ñëpp waxtu fa ne yun mais la koy topp kenn xamul lu mu toll. parce que tout simplement dañ ko naw ci wàllu jikko. xam nga jikko waaw ci wàllu jikko boobu. sax ñëw waaw bu ñuy rafetlu jikko homme politique yi ancienne génération bi la ñuy gën a tudd. waaw voilà mais léegi lan mooy différence wu ñooñu doon politique bu njëkk ba ak politiciens yu tey jii. parce que ñooñu dañ ko doon def ci kaw dëggu ci kaw ngor ci kaw jom transhumance amul boobu diggante SFIO ak BDS
mais moo la woon lal jor ak tubaab ba mais kenn xalaatul kan la àndaloon nga woon ko ginnaaw boobu nit ñi jaaral na leen dee mais duñ ko def. dañoo politique par conviction. léegi nag ñu baal ma politique li ci ëpp li tax homme politique yi aussi dañ leen di condamné mais dañu sonn gis nga clientèle politique moo bari. ay œuvre sociale ambulante lañu pratique. oui moo tax ñoom aussi dama leen di wax ne leen dafa metti clientèle politique mënal nga ko yor nga ko defal nga ko mu topp la bu jeexee falaakule aleen jeex na te am na góor ñoo xam ne bu ñu àndeek yow gis nga am na ñu doon voté Lamine Gueye ak Senghor ba léegi seeni sët ak seeni sëtaat il vote toujours pour le parti socialiste. boo xoolee supposons le président Macky Sall ma profité ci pour gërëm ko sant ko Pierre gis nga teraanga bu dee fukk da ngay jël juróom delloo juróom bu confidence mun naa ko wax fii parce que man jëf ju baax dama ko nëbb livre bi mu génnee président bi ma wooyee te xaaruma ko sax wax ju rafet ji mu wax ak dal bi mu ko defee ak yar bi mu ko defee maa ngi ko ciy gërëm di ko sant bi loolu wéyee la mu tënk ak man def na ko mooy jëf ju mel nii ku ko def man dinaa la taxaw dinaa la jàppale def na ko. mën a tàgg nga ko ci livre bi bu baax. non si ñëpp laa ci boole du moom rek. loolu jiitu na jëf jooju. loolu dafa jiitu jëf jooju. parce que livre bi nga def li la def nii mun nga bind livre autant de portraits ëpp na sax 50 amu ci kenn ko wàññi ma ne ko man du ma ŋàññi nit parce que nit ki da ngay xool ni moom wax dëgg yàlla yaag moom matu leen xam nga lu tax doomu aadama matadi suñ borom mi nga xam ne moo sàkk ñëpp su doomu aadama matoon rek mu matadi moo tax doomu aadama yi dañuy matadi moom moo rek muy mat xam nga suñu borom ñu bari gàtt gis-gis dañuy defee ne mi ngi ci kaw xam nga daraja ji moo koy ba nga xam ne dañuy séentu defee ne mi ngi ci kaw mi ngi fépp ku ne moo la gën a jege sa xol ku ne xam ne li ngay mbébat kon réew mi dama lay ñaan rek man li ma gis muy sama axe Pierre kenn mënu maa wax loo ci nit lu bon kenn mënu ma ko def loo parce que li ma xam ci yow rek moom lay wax te aussi góor ñi fi nekk war nañ changer paradigme yi parce que bu fekkee ne man war naa ñëw taxaw ne écoute Pierre Edouard nit ku baax la nit ku yiw la nit ku mel ni mucc ayib ñu ne mais kii lan lay wax. ñun ay dóor la mais ay dóor la. mais du ay dóor day wax li mu gëm. parce que bind livre te kenn yëgu ko tàgguwoo kenn jàppalewu la ba ñëpp xëy gis ko kon li ngay def xam nga ko mën nga ko damay leeral wax ji xam nga kon leer na nañ kon képp koo xam ne rek ñëw nga gis nga ko kontaan nga félicité nga ma wala jàppale nga ma mais wax dëgg yàlla dama la koy santé te réew mi am na ay nit ñu baax di nga gis benn des fois ñu ŋàññi ko wala ñu kii ko ku jiite rek nit ñi dal sa kaw ndax dès lors que tu es dans l'espace public il faut nga nangu ki la xam ak ki la xamul xoolal lu ko neex wax ko ci yow. waaw xam nga ci livre bi da nga si cité ay éminentes personnalités yoo xam ni dañoo briller le drapeau Sénégal ci àdduna bi yëpp ay hauts fonctionnaires Amadou Mahtar Mbow fële ca UNESCO ak ñeneen mën nañ cité tamit Jacques Diouf ca FAO ak ñeneen mais tey Sénégal ñu am problème sax ngir mën a jiite benn institution wala benn instance lu mu ci àdduna bi yëpp est-ce que tey Sénégal nekkuñu di perdre de notre li ma lay wax exception sénégalaise bi ñu doon wax est-ce que nekkuñu di ko perdre jamono xam nga li mooy li ma la wax rek cérémonie dédicace bi mon grand frère Latif Yété le monde universitaire professeur Serigne Diop maa ngi koy gërëm di ko sant Alioune Badara Diané il y avait plus d'une quinzaine d'universitaires mais man li nga xam ne moom laay wax mooy li Mamati waxoon rek ci cérémonie dédicace bi Mamati dafa ne foofa na sekk man xam naa ko yàgg na bi may démarrer basket moom moo daan encadré di ma taxaw di ma jàppale donc suñ demee plus de 30 ans jëm 40 ans mu bind livre dugal ma ci dama koy sant mais man su ma bëggee basket su ma dee def basket yàlla ak koo xam ne dama ko gisoon sopp ko muy Mariam Ba Caca capitaine équipe nationale basket nekkoon Blaise Diagne di jàng après bi mu amee bac la dem université de fi médecine ma ne ko mais Mamati ki ngay wax boroom këram mu ngi nii toog ci salle bi Cheikh Mbacké Souran moo professeur Moustapha Souran bi ma tijjee livre ñoo bokk ndey ak baay kooku soo ko gisee tey ni mu mel nii xam-xam bi mu yor néew na ko am ci réew mi parce que bu amee baccalauréat
lycée Malick Sy mathématique supérieure la dem jàngi bitim réew carrière yëpp def ko fii daal magam professeur Moustapha Souna xam nga deful terminal première la amee baccalauréat ñu université de Dakar def droit après dem jàngi ko ba nekk ci am kàngam. genre yooyu rek la ñu war a offrir à Lamine Diack dama lay wax fekk tey waxuma ngir parparloo man sama baay la sama xarit la dañ ko complot sur le plan international parce que nasaraan yi du ñu nangu nit ku ñuul di jouer yenn rôle yi di briller mais tolof-tolof bi mu amee mun naa ko wax fii tey damay wax ngir yàlla am na secret d'état yoo xam ne sañu ma ko gis nga li ma xam ci réew mi sañu ma ko bind ci livre parce que dama toog sama kër baay rek gis Senghor Ousmane Ngom Ibrahima Sarr Abdoulaye Fofana ces hommes d'honneur ont bercé mon enfance et forgé ma personnalité man fu dëgg ci préparé naa ci waa kër Serigne Touba waa kër Alaaji Malick bref mais président Macky Sall bi affaire bi amee ba léegi la diplomatie ne s'étale pas sur la place publique lépp lu mu ci mën mu ngi ciy xëy di ci gont pour Lamine Diack génn ci jafe-jafe yi. ah mais doon baax tamit publiquement mu exprimer son soutien. waaw mais xam nga tey dossier bu nekkee ci loxo yoon. parce que tamit dafa amoon benn bataille médiatique. non xam nga bu nekkee amoon solo ci xam nga non bataille médiatique boobu anglais yi ñoo ko déclenché. Sébastien Coe moo remplacé Lamine parce que dafa mës a jàpp ne Lamine avait un penchant pour Sergueï Boubka. voilà le fond du problème nasaraan yi complot ko xeex ko doomu Sénégal la doomu Afrique la mais li ma ci mën a wax ci tënk ndax man je veux rester un homme d'état am na ñoo xam ne dama koy junj rek parce que ay kilifa ci réew bu ñu tey toog di wax ak yow am na ci loo xam ne ngor mayu la ko nga di ko génne mais li ma mën a wax rek tey à l'endroit du monde sportif à l'endroit de sa famille président dossier wu Lamine Diack guddi ak bëccëg musul jóg ci di ci xalaat musul jóg ci trouver ci solution. mais tey le fait que instance internationale yooyu nga xam ne doomu Sénégal yu bëri dañ ko doon jiite briller si Sénégal tey mënatul am lu mel noonu. léegi nag loolu du problème. léegi nag sànq dañ koy wax ñu waxaat ko ngir yàlla rek nivellement par le bas bi moo baaxul parce que dëkk su fekkee ne juróo doom bu mel ne Senghor Cheikh Anta Diop Mamadou Dia Abdou Diouf Abdoulaye Wade. Ousmane Tanor Dieng Djibo Leyti Ka je peux citer énormément de noms mais dëkk boobu jur ku mel ne sànq wax nga ko Amadou Mahtar Mbow yàlla na yàlla yokk fanam dolli ko wér. amiin mais réew moomu tey ñun ci suñu wàllu bopp waruñu nangu ñu niveler ko par le bas parce que wax naa la ci métier bi ñu def muy métier journaliste ñii dañuy bëgg a nekk journaliste. ndax gisoon nañ Martin Faye mu neex leen wala Mame Less Camara neex leen wala Diadji Touré neex leen wala Mamadou Abdoulaye Fofana neex leen wala Amadou Mbaye Loum neex leen wala Babacar Diagne neex leen wala Racine Tara neex leen da ngay ku nekk rek am nga koo xam ne gis nga koo xam ne tey gis nga ko mu nekk modèle si yow nga ne dama bëgg a nekk journaliste. yaa nga dégg li may wax nga dem ba ci biir jéem ko nuru sur le plan politique damay wax Abdoulaye bi mu créé 74 PDS nekk mbër tigi ànd ak ñoom Fara Ndiaye mais bu ñëwee assemblée nationale ak sama mag Serigne Diop brillant constitutionnaliste professeur agrégé de droit mais boobu débat yi da doon nekk débat yu épique maa ngi fàttaliku Serigne ci xadar bi taxaw na assemblée nationale le Djibo tu es le plus antidémocratique du gouvernement du président Diouf après Djibo riposté xam nga Djibo talent oratoire bi yàlla bi mu ko mayoon foo ko natt weesu na ko te ci génération ñaar ñi ci gën a nekk ponkal ci talent oratoire moom la ak Abdourahim Agne maa ngi koy nuyu sama mag ju baax jooju amatul parce que léegi député yi ñoom dañ naan man maay bàyyi faalu président bi waaw mais non dañu xam nga nit mooy li may wax ci journalisme rek sànq bi ma la wax ne la man dañ ñëw ci école yu bari bi dafay conférence mais bu ñu wax kaay jàngale ma ne no man sañu ma ko man damay jàng rek ba keroog yàlla di ma fi jëlee mën nga partager sa expérience ak la jeune génération waaw mën nga ñëw def conférence ne lii ak lii ak lii dama koy def lu bari mais toog ne da ngay jàngal ay élèves wala da ngay étudiant man li ma gëm dès lors que nous sommes tous des ignorants nous n'ignorons pas les mêmes choses dama koy waxtaan souvent ak sama mag sama xarit Mame Less Camara nit ki su fekkee ne bëgg nga nekk un intellectuel profond et fécond bul jóg mukk ci gëstu xoolal Souleymane Bachir Diagne tudd naa ko ci livre bi ne bokk na ci intellectuel yi ma gën a fasciné xam nga li mu réunir yàlla rek moo ko mën am baccalauréat ak C am agrégation en philo xoolal logique mathématique mu def ko ci poosam xoolal
ni mu nekkee à l'aise ci làkkum nasaraan noonu la nekk un exégète du Coran noonu la maîtriser Coran bu def wër adduna bi def ay conférence da ngay xam ne kon xam-xam moo am solo donc moo tax homme politique yi comme journaliste yi comme képp ku nekk ci réew mi man dama gëm ne xam-xam am na solo il faut ñu ni di ko wuti di ko taataan yi parce que bu dul loolu am na rôle yoo xam ne bis bu ñu la ko bëggee joué loo dañ lay xeeb te asgor walum nangoo ko xeeb ndax yàlla mi ko sàkk daf ko teral te ñooñu aussi ñu leen di ériger en référence. waaw voilà loolu suñu part de responsabilité. ñun mooy des médias mooy voilà pour ndaw yi mën a am ci ñu ñuy roy. mooy li mais bu fekkee fecckat yeeg bon on a rien contre les danseurs et tout ça mais bu fekkee ñooñu la ñu ériger en modèle aussi loolu mooy expliquer peut-être le nivellement par le bas bi ñu doon wax. boo gisee nag voilà ma bind livre. célébrer le Sénégal dans sa diversité. ñëpp ma rafetal lépp loo xam ne ñaawteef la te xam naa ko moo bàyyi ko. mais pour que xale yi ak ndaw ñi nga xam ne dañu bëgg def politique. ak ndaw ñi nga xam ne sport dafa leen passionné koo xamul histoire am nga dem gis ko boo gisee nga bëgg ko nuru te xam ne wax dëgg yàlla réew mi defante lu baax waxante lu baax Pierre yàlla noppi na ba pare gis nga nit ki mënoo fexe rëy pexe ba li yàlla tudd ci moom xoolal du nekk gis nga destin ak destinée dañoo nuróote bokkuñu. léegi kon yàlla pour ñu jeexal rek lan nga gën a bëgg tey lecteur bi retenir ko ci sa livre bi. mooy. rapidement jëf ji daal li ko sabab mooy wane ne Sénégal réew la moo xam ne ay nit ñu baax ñoo fi nekk ay nit ñu yiw ay nit ñoo xam ne seen histoire dootul fay ci biir Sénégal wane ni wax dëgg yàlla des fois nit ku boot bukki xaaj bëw la am na position yi dafa metti xam nga tey boo nekkee position chef d'état damay jox boobu exemple rek xam nga ñi lay ngaañ sax di ëpp sëy bi say soppe pourtant loolu li ko indi rek mooy position bi xam nga Ablaye Wade tey bu génnoon fii tey riir topp ko président Macky Sall bi jiite Sénégal gis nga bu ci paree li mu defee ko rek doxantu dugg ci oto ànd ak doomam wër kii yooyu te dara fekk ko ci gis nga tey bu pouvoir bi jeexaatoon mu toog fi Sénégal bu génnee nit ñi wër ko xam nga Sénégal yi noonu lañ bindoo moment bi nga xamee ne li nga yor ñëpp bëgg nañ ko am na ci loo xam ne dinañ ko wax wala dinañ la ko def da ngay comprendre rek ne position bi nga nekk moo tax mais gis nga bu dul loolu le Sénégal est un peuple particulier ba tax na mën ngaa wax ba yàqu waaye mënoo wax ba yàq réew mi moo tax ci samay bind ñaan naa yàlla du ma bind ŋàññi kenn du ma ñaan yàlla di bind di wax ci nit lu bon ndax bu ëllëgee même ñooñu nga xam ne sax nekkatuñ fi seeni doom ak seen sët ngi fi mu nekk ay jam-jam yoo xam ne dara jaru ko fi ànd waxante lu baax defante lu baax bañ a jayante lépp ci ngor ak fulla ak fayda ak jom. merci beaucoup jërëjëf Abdoulaye Fofana Seck nekk journaliste bind tamit livre bii di Je et les autres regards sur le Sénégal édition Harmattan Sénégal ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf Pierre kontaan na lool ci waxtaan bi maa ngi ñaan rek wax dëgg yàlla wax ji lu ci jaarul yoon rek. moo koy jéggalu mais yéene bi rek moo doon. wax. ci réew mi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn du mu gën a nangoo bëgg lépp nekk jàmm ak salaam. jërëjëf mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci invité mi-journée ñu ngi leen di remercier ci li ngeen ñu doon suivre di leen jox rendez-vous suba ak jàmm jërë ngeen jëf.